mbokk yi suivre ci 4appuis yi ñu leen nuyu di leen ziar di leen baalu àq bu baax a baax ci tabaski bi ñu jógee di baal ñëpp àq ñu ngi toog ak Balla Diouf pour waxtaan ak moom ci làmb rek yi xew fan yi passé ci làmb ji muy ni ci xalaatam naka la ko gisee ginnaaw ba ko nuyoo lay doon ba pare mu nuyoo ko mbokki internet ñu commencé waxtaan wi Balla maa ngi lay nuyu di la ziar di la baalu àq ci tabaski bi tamit. Xaadim maa ngi lay nuyu di baalu àq sénégalais yëpp di baal àq ñëpp di baal àq auditeurs yi ak auditrices yi mbokk internet yi yu 4appuis yëpp maa ngi leen di baalu àq. di ñaan yàlla Sénégal jàmm am fii di ñaan yàlla ñëpp vraiment passé tabaski bu mucc ayib ñëpp am jàmm am salaam dëkk bi neex. waaw Xaadim nag di profité di baalu ak monde lamb ñëpp. voilà di baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp ñaan yàlla saison bi li ci des mu doon ay saison bu neex a neex a neex a neex. tabaski bi noo ko dundee. waaw tabaski bi dund naa ko en famille. chaque année tabaski moom maa ngi koy passé Médina ak suma yaay ak sunu waa kër. donc ça s'est bien passé alhamdulilah tabaski nañ ci jàmm. vraiment fekkee ko te tal ko. di ñaan yàlla ñëpp di ko fekkee di ko tal vraiment yàlla wàccee fi taw féex. vraiment passé na daal si jàmm alhamdulilah rabbil alamin. passé na si jàmm daal. ok am na solo. Balla heure bu xew-xew amee ci làmb rek. wala acteurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci làmb suñu génnee def ay sorties dañ ci waxtaan ak yéen ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu làmb ngeen pratiquer ko ba bàyyi ko boo ma jël doon def benn combat MMA fële ca Pologne noo gisee combat bi. waaw combat bi suivre nañ ko bu baax a baax a baax a baax donc li ñuy njëkk a def rek mooy féliciter Bombardier Serigne Dia. vraiment defati na vraiment beneen ndam. mu nekk ndam boo xam ne c'était impératif. parce que Bombardier ku ko xam. xam ni champion la vraiment défaite ak victoire la yemale toujours il compétit. te loolu rek qualité la boo xam ne dañ ko ci féliciter. vraiment di wax ni combat bi passé woon. donc dafa marqué woon ñëpp. vraiment parce que mosuñu gis Bombardier. nit dóor ko mu kaawute. donc loolu daf ñu marqué woon ñun ñëpp ñu bëri woo. xalaatoon ni Bombardier war na mën a bàyyi MMA. tey ñu gis ko. ci mu indiwaat beneen facette. beneen modèle de combat. tey ñëw wane détermination boo gisee. arbitre dafa sifflé waa gi doon daw di ko attaqué mu dóor ko crochet. waa gi dafa tartari sax. gisoo waa ji ba mu reculer da doon tëb pour dóor ko coup de genou. parce que ku xool. dañ foog ni Bombardier dafa daw rek capté waa ji. waa gi dafa jël élan pour ñëw dóor ko coup de genou. waaw combat bee ngi nii. ci la ko capté ci kaw. mais da ñu dem ci combat bi. adversaire Bombardier noo ko gisee différence de poids bi ci am. waaw kooku normalement ci dans les règles de l'art kooku warul nekk sax adversaire Bombardier parce que risque mënoon na ci am parce que Bombardier mënoon na ko rey parce que boo xoolee combat bi yomb na yomb boo xam ne tey manque de poids waa ji te waa ji sax kenn man mosuma ko gis ci MMA xaw ma ko ci MMA donc xooluma yeneen combat am xaw ma ko mais risque la tey mu jël Bombardier wala mu nekkoon challenge boo xam ne pour am buzz du dëgg mais tey Bombardier wan na ko ni kafur réewul ñëw na vraiment def yëfu champion concentré wu bañ a def erreur bi mu defoon maam ci kaw waa ji donc xool na waa ji suivre ko ba waa ji def action mu capté ko wàcc ak moom ci suuf rafaale ko ay coup combat bi jeex donc lii rek la ci waroon mën a def parce que combat bi mu mujjee dafa traumatisé woon sénégalais yi tey at lii nii indiwaat na beneen relance ci carrière am MMA et tamit ci combat yi mu jëm tamit mën naa wax ni lu positif la ci parce que nga jóge ci victoire tey ñëwaat Sénégal di préparer combat loolu dafa positif parce que day yokk confiance am et puis voilà di ko félicité waat encore une fois. kon mu mel ne la combat bu njëkk ba tiré na ci ay leçons pour préparer combat bi boo gisee combat bi ku ko xool combat bi xam ni tiré na leçon yu combat bu mujj ba parce que combat boobu tey vraiment frappé woon na Sénégalais yëpp tey am na ñoo xam ne ñu bëri dañ ci traumatisé wu ba xalaatoon ni Bombardier war na mën a bàyyi MMA mais vu que at combat bi même bu fekkee ni adversaire bi il est pas de taille vraiment war na ci benn caractère boo xam ne war na ni tamit progressé na ci MMA parce que war na ni tamit liggéeyaat na beneen liggéey bu mucc ayib yokk ay capacité am ci MMA wàññi na poids am et puis rapidité bi tamit mi ngi ci et puis voilà félicitations am na kii daal évolution. am na évolution te loolu lañ doon xaar. vraiment di ko féliciter c'était pas facile nga dem ci dëkk boo xam ne. yow kase at ki nga àndal yéen a fay nit yu ñuul. waaw yéen rek a fay sénégalais. yombul parce que vraiment Bombardier cette fois-ci représenté na Sénégal. dignement et ñoo ngi koy féliciter bu baax a baax a baax. yaa ngi koy féliciter bu baax. léegi combat baa ngi nii. léegi Balla combat bi noo koy analyser. waaw ni ma koy boo xoolee tëj na waa ji. ba waa ji ñëwee rek da ko dóor contre.
waa ji daw ci côté grillage yi. daw pour jël élan. tey boo xoolee mu topp ko at benn loxo tëj benn côté bi. waa ji déclenché mu capté ko. daanal ko ci suuf. roose ko ay coup. combat bi jeex. donc assurance la bëree du début à la fin. donc voilà mi ngi noonu félicitations à Serigne Dia Bombardier. bu loolu passé aussi ñu ngi jëm ci beneen événement boo xamante ni fi la xewee Sénégal le 7 août. mu dox si diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux pour revanche bi. combat boobu waaw combat la boo xam ne tey combat danger la ci ñaari mbër yëpp. te ku xool Bombardier astafurlah ku xool Balla Gaye ci li mu jógee ci défaite la jóge contre Bombardier. ku xool Gris Bordeaux aussi bu yàgg ba léegi mi ngi en perte de vitesse en perte de performance. et puis Fass boobu ba léegi bañ ko defee introniser ba léegi vraiment résultat yi ñu doon xaal ci Gris ñëwul. donc combat la boo xam ne ñoom ñaar bëri woon nañu vraiment Balla Gaye gagné woon par point. et bii paa nag ñoom ñaar ñëpp dañoo soxla ndam. bu baax sax waaw tey défaite interdit nañ ko ci Balla Gaye interdit nañ ko ci Gris Bordeaux. tey ku ci daanu rek sa làmb mun naa lëndëm. waaw ñoom ñaar ku ci daanu rek. parce que làmb sànni tàccu la mun naa wax ni làmb ji sànni tàccu la si ñoom ñaar. waaw sànni tàccu la ku ci am ndam. mun nga dàqiwaat leneen ku ci daanu nag mun nga xaar booy yi vraiment yéeg fekk si la nga may leen chance. parce que combat la boo xam ne tey ku ci daanu rek sa risque carrière wala sa notoriété wala sa aura bi nga amoon ci làmb mun naa dëñ. mun na dëñ. waaw parce que loolu nga wax ni ñu amateur bëri dañ ko wax. mais bu fekkee Balla ak Gris dañoo ñëw ñoom ñaar ku ci nekk indaale loolu ci xelam ci biir géew bi. est-ce que combat bi du jeexee comme ne bu njëkk ba jeexee woon rek. waaw mu bañ a daanu ba. ñaari mbër yi seen i tempérament xam nañ ko bu baax a baax du ñaari mbër yoo xam dañuy ñëw ci làmb ji di raayante. Gris Bordeaux ku ko xam ne bu ñëwee ci làmb di nga bëre di nga xeex. Balla Gaye ku ko xam ci làmb bu ñëwee di nga bëre di nga xeex. léegi nag kan mooy daan loolu mooy wax ji ku ci gën a préparé ku ci gën a lucide ku ci gën a respecté sa adversaire gën a liggéey yàlla mën na la may ndam. parce que ñaari mbër lañ yoo xam ne ñaari mbër yu naqaree bëreel lañ. Gris Bordeaux neexul bëreel Balla Gaye neexul bëreel du dëgg Balla Gaye champion la Gris champion la léegi nag li ma ciy wax rek ku ci gën a liggéey pare physiquement gën a logique gën a lucide ci combat bi yaa peu chance pour gagner. yéen a bokkoon seen équipe de face nga xam ko bu baax a baax lan loo koy conseillé ci combat bi. Gris li ma koy conseillé mooy mu ñëw am fulla am fayda am caractère xam ni Fass dañ ko yàkkamti boobu ba léegi bañ ko falee ba léegi. boobu ba léegi résultat combat yi ñu doon xaar ci moom yëpp da koo ñàkk. donc tey am na benn opportunité boo xam ne tey ressemblé waat Fass man yëpp ak Dakar waa yëpp parce que tey boo xoolee booy Bébé Diène ak Ada Fass tey déjà récupéré nañ Dakar waa yi. tey nag Gris pour mu ñëwaat amaat cër bi mu amoon ci Médina amaat ko ci Fass am ko ci Colobane Gueule Tapée vraiment tey kon foog mu c'est impératif foog mu génn ci combat bi. donc combat bi nag da ci war a teg bakkanam. waaw bu arbitre sifflé mu wane fulla wane fayda wane détermination. wane Balla Gaye ni que tey at loo mën a indi at loo mën a def. tey dama yóbbu victoire bi Fass. tey loolu moo tax tey mën a tax tey mu réconcilier waat waa Dakar. techniquement ni mu ko war a aborder tey war na jàng ci combat yi nga xam ne tey mook Balla Gaye bi passé erreur yi mu ci defoon ak li nga xam ne tey moo ko xañoon combat bi tey mu éviter loolu tey aborder combat bi d'une manière détermination wu ñëw wane ni tey combat bi foog mu jeex waruñu sax bëre bay jëm deuxième round combat bi foog mu jeex ci fulla ci fayda ci bëre ci pare ci lépp Gris tey foog mu pare ci lépp am fulla ak caractère ñëw pour wan ni Balla tey du ma la may dara damay ñëw duma la daan la. combat bi impératif day am bëri day am xeex Balla Gaye kuy bëre ak moom di nga bëri di nga xeex impératif dafa war a pare ci lépp mooy li ma la wax dafa war a pare ci lépp ba pare bu paree ci lépp ba pare am détermination décider ni tey combat bi sama combat la waaw décider combat détermination lay doon. Balla moom comme d'habitude nam naa ñëwee la war a ñëwee rek. Balla li ko war ci combat bi mooy ñëw tey abrégé combat bi mooy tey ñëw boobu gannaaw bu paree physiquement contact bu wóor parce que Balla bu contacté contact bu wóor mbër mënu koo jaaxal ci làmb bu contacté contact bu wóor ba am physique bu wóor su ñëwee wàccee gardam jëm ci Gris Bordeaux bañ a xeex bu bëri indi bëre bu bëri
comme combat bu njëkk ba xeex pratiquement xeex la ko defee mais combat bi na am xeex at bëre. waaw na am xeex at bëre moom tamit mu am détermination. parce que tamit géejawaay dañ koy xaar. Sénégal dañ koy xaar. parce que Balla ku ko xam ci làmb tey kenn xalaatul woon ni Balla dina nekk situation yi. parce que qualité yi nekk ci moom dafa bari. tey qualité yooyu nag lépp la war a yeewaat. am ànd ak détermination ñëw tamit wane fulla at fayda pour jël ndam li parce que tey ñoom ñaar ku ci nekk ndam moo la war.